auzu billahi mina sheytaani rajim ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di leen tooñaale tuuti nag mbaa korote gi laalu leen ndax ñu bari dañuy fexe di ci jéem rattrapé leen rawoon te loolu taxul mu jóg ñu sant yàlla nag di gërëm ñëpp ñu jàppale ci li ba mu mat ñi nga xam doo leen gis man ngeen gis mais am na ñu ma wër waaw lu mel ni Jaxu lu mel ni Anta Georges mi nga xam mooy filmé Chacha El Hadj ak surtout nag koo xam ne bëggul sax ñu tudd turam mooy naane rek monsieur Thioub naane rek monsieur Thioub ak soxnaam surtout ñu leen di gërëm bu baax a baax di leen balu àq di leen bal àq nag di rafetlu diggante ba ñoom ñu jëm nañ ko jéem a gën a yokk parce que xam nit boo nekkee moom par exemple semaine rek soo jàngate ci moom ba xam ko war nga xam parce que nit ko mo soo ko yàlla may la ngay nit kan la te diggante di ci gën am solo rek mooy relation humaine bi rafet sell te ñu koy sellale mooy ku ne rek na fexe ba dund loo xam lu mu yéene boppam na ko yéene moromam te loolu boo amee Sénégal dama naan souvent Sénégal yow mën a defar ndax dëkk du dëkk bu mag et puis xam nga dëkk bu demee ba am na mu gëm rek jaar ci pour jubbanti leen waaye dëkk bu gëmul dara moo naqare defar ku ne day jaar fu ko neex kon bon nañ defetaat xol yi gën a yokkaat góorgóorlu bi parce que seen li fi xew yëpp ci biir koor gi di bëllante gi waxtaan wi ci télé yi waxtaan ci rajo delloo nit ñi ci yàlla donte waruñu génn ci yàlla te foofu surtout dama fay yàgg parce que koor gi jeex na xam nga topp ndigalu yàlla nekkul waxtu ngiru dund la dafa fekk nag ni dafa ci weer yoo xam yàlla tànn na ko boppam bu mel ni koor mun la ci benn boo ko defee ma fulal la ko fukk moo tax ñu naan la par exemple boo sàgganee ba am ci loo xam ne mais sa faanu par exemple baax la sàggan nga donc ce qui dit que ku ci def loolu ci ñàkk tayeef ak ci tayeef yëpp yal na yàlla suturaal yal na ko yàlla yërëm parce que nit ki souvent aussi dina def fekk du moom mooy def mais xel may def te kon xel comme ci nit la moom la ñuy àtte nit ki ëllëg rafet na ci par exemple nit ki bu fekkee xelam moo tolloon nee na ni ñu koy encadré ba tax mu mën di redressé wu donte xelam par exemple mënu yegg ci loolu parce que naan souvent da ngaa def saxar ci mbooloo mu def fa loo xam ne da ngay tiit waaw doo tax ngay tiit parce que xel yeggul ci def ko xar boobu soo ko delluwaatee ci mbooloo da koy defaat parce que xel mee toll noonu te lu xelam toll noonu dootu bakkaat ci moom kon nañ jàppalante bu baax a baax te wax naa ko keroog man leen jàppalante du ci jël alal rek jox nit déedéet jàppalante ci xel la parce que xelu nit par exemple boo ko defaree de sorte que même bu la gisul la nga ko doon mën a ko boppam rek jàppale nga ko bu baax a baax a baax a baax te Sénégal xool ko tey niñ ko defee ci Korité gi nii rek niñ defee natt mudu koor yi rafet na ci aussi dama naan souvent man dama bëgg tout le temps rek ñu organiser de sorte que parce que day gën a amélioré wu day gën a rafet dañ ci gën a am bonus ci lan parce que muuru koor du n'importe qui ko moom te muuru koor dañ koy def di ko dajale di ko jox ñoo xam par exemple da lay won ne fii ak 1 mois fii ak 2 mois fii ak at seen loxo yeggul seen ginnaaw de sorte que ñu leen di jàppale ci loo xam nañ ci mën sukkandiku téye aussi ba seen dignité du dañ seen kaw parce que dignité ni bu xasee dañ rek dara desatu fa moo demee souvent dama naan ñi ma gis ñuy yelwaan ci mbedd mi état war na xool solution mu dina doom yi ci ñoom parce que xam nga xale boo ko jàngalee mbedd mi rek lay xam boo ko jàngalee mbedd bi dignité day deñ boo ko jàngalee mbedd mi parce que lépp la waroon du mu waroon roy exemple ci moroomam ba tax mu war a percer rek yow waajur yaa ko xañ te boo ko xañ aussi du société buy defaral ëllëg mais société bu yàq ëllëg la donc loolu aussi war nañ ko seet parce que lu ñu jëlee ci biir koor gi la lu ñu jëlee ci biir korité gi la te korité bi aussi soo dégloo xutba ni ko imaam yi di waxee solidarité bi daf ci am solo ñu delloo xol yi yaa ngi de delloo xel yi
jàppalante parce que loolu bu amul xola yàlla mën nañu mer ñu ñëpp ëllëg parce que nit ki bu fekkee parce que utiliser wu xel pour jàppale morom rek defoo dara donc jàppalante bi rafet na mais buñ ci génnee nii ñu ci génne ni tey sañse lekk suñu ngalax ak lekk suñu yàpp ñu lekk seen ginaar yaa ngi jóobe ni saalit ci yaa ngi xale yi génn ñaani ndewenal parce que aada la yaa ngi ñoo leen encadré parce que ñëpp xam nañ li xew ci dëkk bi tey te saay yu bari ci lii la ñuy jaar parce que pour mën a këf xale yi donc ñuy bàyyi xel ci loolu pour ëllëg suñ tolloo ci tabaski bi di ñëw yal nañ ci yàlla yu boog jàmm ñu fekk ko ay yoon te korite gi ñu génn aussi yal nañ yàlla mu ñu fekk koy at ci tal ko nag ci tal ko parce que xam nga mbir boo ko fekkee te taloo ko rek dafay metti donc dañuy ñaan yàlla tout le temps tal ko xam nga dañ naan yàlla nañ yàlla may gudd fan souvent ma naan gudd fan kenn du ko ñaan dañ koy dund gi mooy parce que nañ fexe ba liggéey loo xam buñ dee rek ñu tudd suñu ginnaaw loolu ñu may gudd fan suñu gudd fan parce que soo seetee Cheikh Ahmadou Bamba tey soo seetee Alaaji Malick Limaamu Laay ak ñeneen ñëpp dañoo gudd fan pourquoi parce que dañ fi liggéey loo xam dootul dañ tey am dégg naa benn waay keroog ci télé bi muy wax naan référence suñ ko soxla rek mu jëm ci diin rek mën nañ am Sénégal mën nañ bañ sa jàng keneen dëgg la waaye dafa fekk ne donte ko nañ leen jàng mais mën naa ñàkk parce que xam nga nit bu liggéey ci Rasulaay bañ naw ko mu am ci lu ne donc kooku jar naa roy te ñoom suñu guide lañu guide mooy ki xam na nga ko war a roy pour ëllëg sa dund rafet ci donc nañ leen di normal di topp seen santaane te parce que lépp lu ñu santaane loolu la yàlla santaane lépp lu ñu tere loolu la yàlla tere donc ñoom rek référence la ñoom pour jaar ci pour dund ci solidarité bi aussi bi ñu daan def ci biir koor gi aussi su ma sañoon du dañ du arrêté parce que kii ñàkk moom tant que tegoo ko ci yoon boo xam mën naa ñàkk muy mel ne benn famille tey nga dimbale ko tey nii ci koor gi mais dimbali bi rek waruñu ci yem war nañ jéem a gëstu lan moo tax mu ñàkk ak lan moo tax par exemple que loxoom jotul ginnaawam donc suñ ko xoolee parce que bu fekkee ne par exemple am na ay doom ñu jéem a seet benn ci doom bi koo xam ne am na métier wala dara ñu seet jéem a seet ñu toppatoo pour caser ko parce que bu ñu ko caser rek par exemple lu bari bari wàññeeku mos naa wax ne par exemple comme par rapport ak bourse sociale yi ñu doon joxe man leen rafet na parce que nit ki mënul am 1000 francs boo ko joxee 25000 da koy sant yàlla te am na nit ñoo xam tey par exemple pour ñu am 10 000 francs c'est tout un problème donc soo ko joxee 25000 francs rafet na mais tey ba tey amélioré rek ci amélioré mu leen def noo xam ni parce que foofu soo demee fa mel ni tey Louga nga jël ministre de l'élevage installé ko fa soo ko fa installé le ministre est en direct avec la population de la région de Louga xam nga Louga dafa am spécificité mooy que par exemple que élevage foo tuddee Louga ñun la élevage ñu développé élevage bi au niveau ranch de Doli créé fa ay nag yoo xam ne dañ génnee meew mu bari développé ranch bi de sorte que par exemple même bu ñu soxla tabaski tey xar fa lañ koy jëndee muy avantage ñu fexe aussi créé par exemple dans la région de Louga 4 usines exemple laa jox ci Louga rek mais région bu ne am na ay spécificité ñu créé fa 4 usines usine boo xam ne bii day defar meew parce que dañ koy jéggaani te li ñuy am ci meew fi mën nañ ko dundee parce que soo demee ci àll bi sax da nga dem ñu am meew ba am na lu ñu xam ne ñu koy tur loolu mën naa ñàkk ñoom usine bi defar meew usine bi defar soow usine bi defar fromage usine bi defar beurre tey bourse sociale boobu tey nga leen doon jox 25000 francs yi loolu nga leen doon jox mooy liggéey usines yi avantage mooy que par exemple ñoom askanu Louga dañu mën a toog seen njaboot jege leen éduquer leen yar leen de sorte que dañu bëgg ci ñoom dina am et puis xam nga waajur dafa rafet ci par exemple doom bu xëyee gis la rek dafa am solo ci waajur te léegi waajur boobu marchand ambulant bu doon dem Dakar day obligé ñibbi pourquoi parce que bu fekkee au minimum mën na gagner 90 000 francs voire 100 000 francs par mois bu amee benn ci kër gi wala ñaar ci kër gi war nañ mën a jàppalante ba kër suqali ko te ne muy suqali ko rek état mën a une politique boo xam ne askan bi gis seen bopp mooy kii social boobu bu social boobu wala ku ci ko joxe ñu def ko ay usine da nga defee usine fu mel ni Kaolack nga créé fa nga yóbbu ministre de l' agriculture soo ko fa déggee tey ministre de l' agriculture la ñu créé fa usine bi defar kii saabu
bu defar diwlin parce que dafa nekk bassin arachidier boo xam par exemple mën nañ fa génne diwlin ju bëree diwlin déjà ma nga fa saabu ma nga fa ràkkal ma nga fa lu jëm ci xar yi ak leneen loo xam par exemple gerte gi mën na ko nga taxaw accentué ci aussi doomu waa kaw la Saalum yi nekkoon biir Dakar di taxawaalu wala di jëfe ni marché bi jaayante ni muy métti si ñoom ñuy luye muy cher si ñoom ñu lekk muy cher si ñoom ñuy fay courant ak ndox muy cher si ñoom nga delloo leen seen dëkk ñu jege seen njaboot kon nañ ci mën a am loo xam par exemple ëllëg nañ ko mën a suturoo te jege seen njaboot exode rural kon dafay abolir day wàññeeku sinon day deñ fu mel ni nga dem fu Thiès tu mel ne le ministre de l'intérieur mu jàkkaloog Dakar nekkee noo xam ne tey dina tax regarde Dakar mooy capitale donc war na am lu ko aar intérêt taxa foofu et Thiès dafa réputé par exemple am ay camp militaire yu bëri développé ko fa lépp lu jëm ci militaire rek nga développé ko day tax Dakar nag leen nag fi bàyyi Dakar affaires étrangères ak finance parce que loolu dafa nekk sookulu liggéeyu état moo tax kenn waru ko mën a génne Dakar mu jege président bi il travaille permanence ensemble fu mel ne Kolda dañ ko fàtte ñu fa culture loolu xam lu ban njëriñ la day am njëriñ suñuy xëy le matin parce que boo xëy le matin boo ñëwee ba jëm ñaajoo nga oto yëpp dañuy converger vers Dakar alors que loolu bu amee croisement bu rek ñii jëm nii loolu day tax ba Dakar dootul fees Dakar dootul engorgé wu et puis Dakar aussi day wàññeeku ci nit ñoo xam parce que feesal nañ ko ba Dakar mënatu respirer te de gars yi dañuy wax rek dañuy fàtte benn affaire Dakar tey maa ngi koy wax keroog Dakar 1975 jëm 80 300 000 habitants fi nekkoon te Dakar tey société 2018 tey 100 millions d'habitants fi nekk kon dis-toi que ceux qui sont nés aujourd'hui dans 20 ans ils auront les 80% auront un enfant et s'ils auront un enfant ça veut dire que la population su doublé wul aussi il sera à peu près du double donc voire 8 millions à 10 millions et soo ko mën a contenir lépp loo war a mën a xalaat rek war na mën a judd ci Dakar moo tax loolu aussi parce que bëgg nañ état jàppale ñu ci parce que suñ génnee ci yu mel ni dañoo war a xoolal suñu bopp xool lan lañ ci gagné lan lañ ci mbiru wér-gu-yaram gi it bu génnee ci koor dem seen docteur am sekk na yow ban garab nga jël man ko noonu jël ma garab bi man ko lan la man ko koor gi ma génn ma ko kon ne serait-ce que comme koor même bu du weeru koor nga ko def yàlla tax nga koy def ko c'est bénéfice la mais doo ko def ne serait-ce que 2 fois dans la semaine wala benn dans la semaine mu jàppale la am na ci organes yoo xam ne si biir yaram dina mën a wàññeeku seen liggéey dina mën a wàññeeku dañ naan ne suus que si doon sincère mooy mënul yàqu tant que jëfandoo wuñ ko te bu fekkee par exemple sunu mel ne sares dafa toog noppalu toute une journée mais kooku bénéfice ci moom donc koor gi yàlla li tax mu def ñu ko gars dañu yaakaar rek par exemple pour topp ko la déedéet yàlla par exemple nga defal ko loolu du dara ci moom parce que moom moo di bind moo la moom su ko nekkoon tey fu ne mën na la fa yóbbu mais su ko su mu lay loolu am na leneen lu mu ci visé li mu ci visé nag mooy par exemple nga am sa wér-gu-yaram gi wér-gu-yaram parce que machine bu liggéey durant 11 mois ñu ne 12e mois bu na noppalu mais ñëpp koy def fii na congé lu tax ñu ko def pour nit ki mën a récupérer dem seet ñi mu am gisoon di ko doon gis par exemple durant mu liggéey parce que amoon jot ngir par exemple xoolaat boppam dans son bilan lan laa gagné par exemple ci li ma doon liggéey ak lan laa ci ñàkk ak lan laa ci war a amélioré ak nan laa war a téye année bi di ñëw loolu la yàlla soxloon ci koor de sorte que par exemple mu ne na ngeen privé seen bopp lekk lu question daf ko neex rek mu privé nga lekk ak nga ñàkk lekk lan la koy jëriñ yaa ngi mais am na leneen lu mu ci visé la mu ci visé nag intérêt bi cëpp yow la donc par exemple ñu respecté ko ba tey ba tax tey ñu mën a correcté ba mën a par exemple santaat yàlla ne alhamdulilah loolu tey su amee tey par exemple nañ ko gën a gërëmaat te xam ne lu ñu def loolu xam daf ñuy gaañ lépp lu ñu def loolu suñu bénéfice la donte ëllëg daf ñu ci fay ko mu fekk suñu bàmmeel ñu dem ci àjjana kon boobu vraiment ñu koy rafetlu parce que correcté gi nag gis naa ci yeneen phénomène yoo xam aussi am na ci parce que soo demoon ci luuma yi ci marché yi gis nit ñi ni ñu jógee mais Sénégal war nañ jàngal seen bopp de sorte que lépp lu ñu dañ koy préparé avant merci mais waruñu bay bu mu këtt ni jonn ku ne jógandoo parce que ku ne jógandoo boobu day sonal ku ne alors que da nga dem en France nga benn tubaab boo xam tey su ne dama war a vacances en décembre janvier la koy commencé toppatoo chaque mois mu génn 10 000 francs teg de côté
chaque mois fois génne 2000 francs ko côté mais ñun amuñu ko mais mën nga génne chaque fois 1000 francs wala 5000 francs teg de côté di ko préparer Korité parce que Korité bi woor gi farata la boo xam ne yàlla la ci fay préparer ko yàlla mais bu ñu leen da ngay préparer benn soirée tey da nga koy préparer avant le jour mais pourquoi ñu war a nekk bi Korité ne këtt ne jonn te tabaski dañ ko gisaat ku ne doo ko jóg ki jaar fii ki jaar fii ki ñaan fii ki def lii mën naa ñàkk fête la boo xam te yàlla daf ñu coonoon gërëm mais dañuy bañ mu mere ñu ci te mere mooy parce que ñu dem bay dépenser loo xam warul war ñu dem par exemple boo war a jàppale di defuñu ko ñu war a dem ba liggéey suñu wér-gu-yaram defuñu ko loolu yàlla soxlaw ko ci ñun yàlla suñu wax koor ñu woor ko bañ génn ci tey ba ku ne mën a gis boppam ñu jaamoonte te aussi nañu fexe ku daje sama morom rek na ko bal maaq ku daje sama nag ne ko bal maaq parce que mën nga ko toog sans yëg ko parce que sax di naan wax rafet wax dina nax nit nga defe ne rafet nag lu ñaaw la et puis war a mën nga nekk ci mbooloo sax di waxtaan boo xam ne yaa ngi gañ te yëgoo ko yaa ngi gañ doon tapasam yàlla mën la ci bindal bàkkaar mais ku ne na fexeel rek ko daje sa morom mu julli ni yow mu ñàkk nekk julli ni yow rek ne ko bal maaq mun la baal naa la te muy dëgg nag suñu xol parce que baal naa la dafa war a yegg ci xol parce que bu ci yeggul par exemple ba baal boobu yàlla du ko nangu donc ñu koy rafetlu trop te lii leçon la boo xam ne chaque fois bu ñu génnee ci dara rek comme ni ma ko waxee nañ ci jël leçon évalué nañ ko bi ñu defee ci diggu koor gi waxtaan naa ci yéen kon bu ñu jeexalee bi ñu defee évaluation ba pare bi ñu defee une semaine waxtaan naa ci yéen et bi ñu defee évaluation ba pare lan lañ gis kon li ñu gis mooy lan la ñu war a réparer lan la ñu war a yokk loolu bi mu passé nag koor gi jeex tey ñuy sant yàlla bu baax di bàllu ak ñëpp nag waa Chronique TV ñi leen di bàllu ak yéen ñëpp parce que vraiment dugg sa biir kër te laajuma la lu tax ma dugg sa biir kër rek loolu mën na ne sa àq la mais àq bi dootul àq parce que Chronique TV lu mu la defal mu dugg sa biir kër rek sa njëriñ la parce que boo ci jàngatee wala nga liir ci wala nga déglu ci rek par exemple soo nekkee nit mën nga ci transformer changé wu kon nu ma ko waxee chaque jour nag ni ma koy jeexale mooy que Chronique TV yéen a ko tax a jóg pour mu màgg yéen la parce que lépp lu mu def ëllëg mu nekkoon télé tey yéen dañu bëgg ngeen jariñu ci te aussi comme ni ma ko waxee aussi naa leen chaque fois suñu defee dara ba pare lu ñu ñoo ëpp xel mais rafetlu ni trop seen suggestion mooy seen xalaat par rapport ak li ñu wax lu ci gàkk ngeen jubbantu ñu pour ëllëg ñu bañ ko defar parce que nit ki boo ko jubbante ci dara rek bu dee borom xel dootu ci delluwaat te vraiment néew ñu ñoo leen ëpp xel mais dañ ne ñun dañu am chance su toog fi di wax ak yéen tey mais yéen ñii Chronique TV pour yéen la kon wasalaam yàlla na yàlla may ñu fekk waat Korité ay Korité te liñ ci jàngal aussi ñu jëm ko jëfee liñ ci am aussi ñu jëm ko doxal de sorte que parce que ëllëg bu ñemee àddina mën gisante kottante ndax lépp la ndax liñ liggéey àddina tey la yàlla may ñu ko am na ñoo xam te ñu ko fekkoo tam yàlla na yàlla dugal leen ci àjjana yi kawe ñi tëdd feebar aussi yal na leen yàlla yëkkati seen feebar ñi nekk ci beneen saafaan aussi yal na leen gën a fañ nekk yaa ngi ñi nekk jafe-jafe aussi seen xel tëju te mënuñu ko wax ne na seen ngor yal na leen yàlla bi seen bopp ba tax li ñu bëgg faju dañu taxawu xale yi aussi parce que xale yi ñooy avenir ëllëg te boobu xale boo xam ne préparé ko tey ëllëg mënoo ko defar donc ñu leen di gërëm di leen sant Chronique TV nag pour yéen la